yéen Cambérène am ngeen bidaayam diine yéen ñi ñu naa sigil isaa file sant leen yéen waa Cambérène am ngeen bidaayam diine yéen la ñu naan sigil isaa file alhamdulillah ñun ñu naan sigil isaa rawukaayu axlulaay bas ba tim ña gaayu gëm ña ñëppatin gis jëmam ja sikkuwul ni moom la Isa mi doonay maam li maamu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu moom ma doy li maamu la ajana ngi xaar di sañse gayi wolu maam li maamu safara ngi xaar di fuuru gayi weddi maam li maamu ajana ngi xaar di sañse zakirina zakiraati ñoo sa xoobaat bi wër na la ilaha illallah abdullahi bibulaay doomi seydi roolaay ku ka gëm gëm nga bàyyi laay mooy jëmal ma inshallah di le famille katana di gërëm comité bi yéen encore di gërëm imam di gërëm yeneen ñëpp ñëpp di taw di leen yàlla jàppale loolu bii nag ñii si ma nag si introduction dan ni jeudi après midi dana wax dañ bëgg di leen des ci jàng si kàddu ñu ngi xool ñu fi attaque si ngoon ñu fi jumoon ñu apprécié 18 mois après ñu évaluer su fekkee am na correction ñu corriger avant ñu bugee jumaa yi mosquée yi progressivement xam nga ne mu am lu la def Sénégal yi am nga le gars responsable du pays parce que exemple mais nous 11 minutes de délégation wax te école ñu tuuti et puis bi avec la peut-être que am na loolu it may mu dal na nan def fii fàttas ba xam ni alhamdulilah day am ñuy demandé seen prochaine bi daal di leen prochaine mais suñu bëggee yëpp ñëpp fa xamul dal bi réew bi loolu daal di ñaan yàlla loolu rek du leneen avec la pression de l'ennemi, nous avons une semaine. Les gens sont venus faire tout pourquoi. Or, quand nous sommes dans ce temps, nous avons c'est dans le contexte du centre public. Nous ne voulons pas prétendre à qui que ce soit pour nous faire ou le faire. Même quand on se fait on a le sens de mais c'est rien mais ouvert correctement pour le spécialiste dans le service de l'évolution soit pour le traitement il y a le bon dans les bon ça dit bon de faire comme il y a pour dans le discipline de la compréhension alors moi ça nous là c'est là ok tey ñu ngi fii si école Chérif Bakary Lay doon ci amoon benn taxawaay boo xam ne comité local de lutte contre Covid-19 de la commune de Cambérène moom la amaloon ñu am nag suñu benn liggéey bu ñu jàkkaarloo donc laaj moom mooy kan. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam mbokki jullit gi mbokk yi fi daje yëpp ñu ngi leen di nuyu bu gën a tedd bi ñu si yàlla boole yonent bi jàngal na ko di jàmm xéewal ak barke yàlla boole ñu ko defal man mii di Libaas Ba di seen mbokk di seen jëwriñ nekk président comité de gestion mosquée Keur Médine maa ñu doon fii teewal si comité bi yëpp ànd ak sumay rak Pape Fall John mi ngi nii àndoon ak Assane Ngom di suñu jarbaat
ci turu imam Birama Sow ñu ñëwoon représenté jàkk ji ci atelier bi xam ni suñuy rak suñuy jarbaat ñoom ñoo ko jiite di le comité local nu am lu ñu doon jàngal ci mesure barrière yi ñu ñoo doon ko teewe ci leen nañ fi jàngat am solo enseignement bi am solo moom fi jëlee. jërëjëf suñu jaayee di was dañu bëggoon xam ginnaaw bi ngeen defee atelier de formation fii tey parce que xam nañ ne que am na commune Cambérène si wàllu imama am na lu ñuy waajal jëm si jumaa yi ak jàkk yi yow ban importance nga gis si maanaam atelier bi nga xam ne tey yaa ngi woon di ko partager ak say naataango. alhamdulilahi rabbil alamin di rafetlu bu baax li ñu fi jàng ci enseignement ci mesure barrière yi ñu war a jël ndax ñun dañuy jàngal démb lu jiitu nuy ñëw li dañ ko jël comme enseignement yi ñuy dolle ko ndax Seydina Isa roow la di yonent yàlla mu demoon sori lool am lu mu bàyyeel ba tubaab bi xooloon nga ba mu jaaxal leen ba ñu defal ko médaille de la pandémie loolu rek bu ñu ci yemoon ñun xaw ma kan moo may jàngal ci li ñu war a taxaw ci lu mel nii bu amee di pandémie ñun jàngal nañ ñu ko démb ba Seydina Isa am ci médaille de la pandémie xanaa lii dañ koy dolli pour ci li ñu jàngal ci lu Seydina Isa jàngal yal na yàlla yokk ay leeram muy lu am njëriñ lool suñuy rak taxawe ko am ci ndam yal na yàlla gën di feddali seen ndam ndax fii lu dëkk di Cambérène tabarakallah macha allah mbir mi ngi dox ci Sénégal gépp yal na yàlla muccal ci askan bi yëpp waaye nu muy dimbaleegum ba ñu ngi jël ay disposition ba actuellement Cambérène waxuma ni amul cas waaye néew na fi lool mu bokk ci nag atelier bi muy lu gën a suuxat nit ñi pour ñu gën a taxaw pour lii xam ne mooy jàng ni lépp di administrer te am ñu koy caaxaane ñu xam ne mbir mi dëgg la mi ngi faagaagal adduna bi yépp te lii nu nu jàngal bu ñu ko jëfandikoo amaana dinañu ci mucc rafetlu ko lool nag ndax lii ñu fi jëlee bu ñu ko demee yóbbu ko ci sunuy base ci kilifa yi ñu yebal bu ñu ko doole koo ca la ñu yoroon amaana mbir mi kenn du ñu jiitu ci li koy dàq rafetlu ko lool nag di leen di félicité di ñaan yàlla sama borom bi ndam lii yàlla nañ ko feddali gën ko kawe. jërëjëf xanaa ñu jàll si question mujj bi parce que comme ni ko waxee si sa tàmbali da nga ñëwoon représenté mosquée Médina bi nekk diggante Mbane ak Médine kàcce yooyu noonu laaj ban message moom ngay lancé waaye yàlla yi nga xam ne ñoo war a ñëw si incha allah bu ko tuddee jumaa jàkk yooyu. alhamdulilahi rabbil alamin mbokk jullit yi ñu fi jàngat pour ñëw mottali ci sunuy farati ci néeg yàlla bi yàlla moom ko jëkk a jàng muy ñëw fi ak disposition yu hygiénique yi nga xam ne yi bi ciy jiitu mooy set raxas say loxo ba mu set takk masque kuy ñëw ëndaala sijaada te booy ñëw nga toog sa diggante ak sa morom lu mat mètre lu gën a néew bu mat mètre bu yàlla defee loolu ñu mu jàngal fii ci atelier de formation bu am solo bi bu nu ko jëfandikoo mu tënku ci laa dara wala dira bul lore waaye bul lor bu nu tënkee liñ fi jëlee lépp ci loolu lay fekk la bu nu lore waaye bu nu lor aussi mooy bu nuy ñëw mu sangu ba set raxas suñuy loxo takk masque yor si jaada bu set bu nga xam ne bii bu ñu ñëwee fan ñu toog fa ki ñu dànd ko déglu imam li mu nu jàngal ci xutba ñibbiwaale ko ci mu ñu demee fa ñu jëm la ñu fa jëlee ci ay enseignement ci li nga xam ne nii mu ñu mucclu ci feebar bi ñu digal ko suñu njaboot digal ko suñu am di jàmm nga xam ne ñu fa la ñoom fa lañ leen bàyyi ñëw ñuy seen ndaw di seen jëwrin
ñu teewal leen foofu loolu daal la ci jële di rafetlu bu baax a baax taxawaay bi ci comité local bi seen liggéey rafet yal na yàlla jàppale leen ndax lépp lu teeri dafa neex suñu borom waaye seen taxawaay rafet na ñu ngi liggéey ñoom ngi rafet liggéey yàlla moo amee pay yàlla moo dàq fay yal na yàlla fayal ñu leen ci sant ñu di gërëm ñu ko am seen yàlla seen daal jërëjëf mbokk yi yaa ngeen àndoon ak seen télévision Comme Vie TV ci tey la formation bi nga xam ne le comité local de lutte contre Covid-19 ñu ko amaloon fii tey à Cambérène si l'école Cheikh Chilbert Lathiou Laye bi mu nekkoon lu am solo jëm si ubbi jumaa yi ak jàkk yi donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ñëwaat fii nga xam ne liñ defee formation bi si wàllu waajal ubbite jumaa yi ak jàkk yi jàkkaarloo ak le président Sidi Kassi Fall bi nga xam ne moo jiite pôle communication et sensibilisation du comité local de lutte contre le Covid-19 de la commune de Cambérène. En même temps mu nekkoon formateur wu atelier bi ñu amoon tey fii doon ñëw di ko laaj si lan moo waral atelier de formation. salaamaaleykum maa ngi gërëm di la sant ñaan lépp li nga xamante ni moom lañ koy wax nekk njëriñu waa dëkk bi yëpp si ñaan yi sant yi dama si jiital xalif général Baye Abdoulaye Thiaw yàlla bàyyi ñu ko suñu kanam ñu yàgg fi lool ak bu wér yàlla na ko yàlla defal mboolem xalif yi nga xamante ni ñoom la ko ak jamono. jotaay tey bii xam ni formation la ci doon def dafa commencé ci talaata yi ci altine bi ci fête bi ndax chefferie bi ak imam yi ñoo convoqué woon comité bi pour ñu ñëw waxtaan ak ñoom fii ci juma Cambérène yàlla def ñu ñëwee li doon seen bëbët mooy xool ñoom nan la ñuy ànde pour jéem a ubbi jàkk yi biñ ci waxtaanee ñu d'accord ci ay principe parce que jàkk yi ñu dugg ubbi ci nu mu ñu neexee comme que dañu nekk ci ay problème de santé am na ay conditions yu ñu war a teg pour ñu mën a ànd ak ñoom liggéey biñ ci waxtaanee ba d'accord ci principe yi lañ ñu woon comité de gestion yi nga xam ne ñoo nekk ci jàkk yi nañu leen woo formation ak information pour ñu xam nan la ñu mën a ànd ak comité bi liggéey pour mën a ubbi jàkk yi nit ñi mën si jóge ci biir loolu comité bi ñu demee réunion dañuy jàpp ni bu ñu ubbindoo jàkk yëpp benn yoon parce que loolu mën na indi ay jafe-jafe kon nañ leen ubbi progressivement bi ñu leen di ubbee progressivement dañ koy commencé par jumaa wu Cambérène ak li nga xamante ni ñun moom la ñu arrêté ñu waxtaan si ak responsable yi nga xamante ni ñooy yore comité de gestion bi loolu moo waral formation ci biir formation boobu nag li ñu si arrêté woon ak imam yi ñu proposé woon dugal bi ñu demee suñu réunion comité la ñu arrêté li nga xamante ni moom la ñu war a waxtaanee ak nit ñi xamal leen feebar bi xamal leen mesures barrières yi ci nekk lu tax ñu def ko ak ñoom ñuy jëlee fonction ñu accompagner leen nan la ñu war a mën a gérer arrivée fidèles yi nit ñi pour ñu ñëw julli si kon au lieu ñu ubbee doo jàkk yëpp benn la ñuy ubbi te incha allah ñu ngi ko projeté pour incha allah alxames ci fajar bi pour ñoom ñu julli mais balaa loolu ñun dinañ ñëw tracer leen mesure barrière yi ci mesure barrière yi def ak distanciation bi nga xamante ni moo war comité bi dina ànd ak comité de gestion bi ñu déterminé ko alxames bi ci ngoon bu ñu jullee ñoom fajar ak suba ak tisbaar bu ñu tasee ak ñoom ci takkusaan bi comité bi dina fi dellu siwaat àndaat ak
comité de gestion bi ñu xool nan la ñuy organiser julli gi ci biir ak ci biti parce que préau bi xam naa ni dañ koy utiliser te ci biir loolu dañuy ñaan nit ñi nga xamee ne ñoom la ñuy fekk foofu ñuy organiser ñu jàppale leen surtout côté jigéen ñi parce que lu ci ëpp ñu naan occupé préau bi mais bi yoon dañ leen di ñaan bu ñu ñëwee dugal leen ci kër sëriñ bi organiser leen foofu ak yeneen ëtt yi nga xamante ni ñoo jàkkaarloo ak jumaa ji te ñu may góor ñi ñoom ñu occupé jàkk ji ak préau bi donc loolu ci organisation bi li ci des mooy du ñu nangu kenn ku ñëw di julli si surtout jëm si jàkk ji di ñëw te ëndaale woo si jullikaay boobu condition la ba xamante ni dañ ko teg li ci des mooy kuy ñëw te amoo masque doo fa dugg jarul sax ngay ñëw parce que masque bi dafa obligatoire ci nga xamante ni dafay ñëw raxasu bi ku jàppe sa kër boo ñëwee da ngay dem ci bunte bi am na boo koy fekk ñu sottil la produit bi nga raxas sa loxo loolu dugg ci jàkk bi su fekkee na ku ñëw pour jàppal kooku dañ koy sant mu dem ci point d'eau bi am na fu ñuy def ndox ak saabu nga raxas sa loxo ba mu set nga door a jàpp parce que ni nga daan ñëwee rek jàpp dafay changer ndax situation bi nga xamante ni moo am mooy feebar bi donc bala ngaa jàpp da ngay raxas sa loxo ba mu set nga door a jublu ci jàpp bi boo paree ñu door la mën a accepter ci biir jàkk loolu lépp nag bu mu mën a nekk comité de gestion bi il faut nit ñi déggal leen ñi leen di déggale mooy ñi leen sant ak comité bi ñuy àndal bu soobee yàlla nit ñi respecté loolu ñuy wax dama bëgg nag mu leer bopp nit ñi ouverture progressive la dañuy commencé si jumaa Cambérène su yàlla defee li ñu bëgg a am ñu xool nuñ koy étendre si yeneen jàkk yi donc phase test la pour nit ñi mën a julli si jàkk yi mais bu ñu ratee bii boo sàggantuwul mën nañu dellu ci situation bi nga xamante ni ci lañu nekkoon kon nañu jàppale nit ñi pour ñu réussir que buñ ko réussiree ci biir semaine bi ñu xool jàkku kaw sarabale nan lañ koy ubbee waxtaan ak ñoom léegi week-end bi ca topp ñu xool ak jàkku Médine nan lañ leen di accompagner comme ni ñuy accompagner grande mosquée bi comme ça def comme ni ñu def fii installé comité bi foofu ànd ak ñoom jàppale leen pour mën leen bàyyi ñu dem li nga xamante ni nag moo ciy nekk képp ku war a liggéey ci comité bi ci période bi dafay war a nekk pour disponible parce que kenn du ko commencé di arrêté ci produit bi war nañ fexe ba du am rupture mais nit ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo chargé wu organisation bi ñiy julli si woon ñu leen fa jiitu ñoom lañu bokk si ñi nga xamante ni ñoo ko leen jiit balaa benn fidèle di dugg kon ñooñu aussi am nañu sas bu toll ni bu ñuy jël nañu jël la nga xamante ni c'est sûr que dinañ ko mën a assurer ndax ñun xam nañu fi mu commencé waaye fi muy yem xamuñu ko mën na def 2 mois mën na def 3 mois donc ñi siy liggéey incha allah war nañu góorgóorlu ba nga xamante ni dinañ mën a matal loolu ci biir loolu am na ay avantages yoo xamante ni prévoir nañ ko pour ñi ñooñu xam ni jàkk yi ñoo leen di choisir pour ñu jàppale leen ci liggéey bi xam ni soobee yàlla dina am li ñuy teg seen bi parce que temps boobu ñu leen di li ñuy consacré jullit yi ñu xool lu ñu leen mën a lu ñu mën a teg seen loxo loolu daal moo waraloon ñu woote fii di gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di gërëm suñu papa wala suñu mag yi nga xamante ni ñoo ñëwoon pour jël si ay information ya nga xamante ni ñu demee si seen jàkk yi dinañ ko mën a utiliser. waaw comme président day def xam naa benn question bu ñu dese parce que comme ni ñu ko waxee tey femme formation boo xam ne si nga nekkoon ak représentant de gestion des mosquées de Cambérène ñu laaj ñu gën a ngay durée si formation bon vraiment sant nañu yàlla bu baax a baax si teewaayu nit ñi parce que boo xoolee ay mag ñu mag papa wala ñu mag fuuf ñoo ñëwoon di jël si information pour ñu mën a ubbi jàkk yi dafay wane ni affaire boobu ñor na leen parce que bu leen ñoruloon kon déplacement bu jabal la ñuy yebal xale la ñu ñëw représenté leen ñu la xamee dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax
te li ñu leen wax boo xoolee bi ñu leen joxee parole rafetlu nañ ko te dinañu fexe ba jéem ko jëfe ci jàkk yi nga xamante ni ñu leen yabaloon fii mais loolu lépp li koy yombal mooy jàkk bu nekk kañ fay fekk ñan fay fekk wala ñu leen fay fekk pour di fa julli lañ leen di wax comité de gestion ba la mu leen di wax ñu dimbali seen bopp dimbali comité bi pour ñu mën ka respecté buñ ko respecté rek yàlla mën na def ñu ubbi jàkk yi te lonaange di ci am parce que lii bon mooy ñu ni ubbi leen jàkk yi ñu ubbi ko ba pare mu indi lonaange maanaam jàngoro ji fa jaar di law donc nañu fexe ba test bi ñuy def ci jumaa Cambérène mu réussir parce que bu réussirul rek boo sàggantul mën nañ jàll ci situation ba nga xamante ni ci lañ nekkoon loolu nag nit ñi bu ñu bëggee kii boobu dox continuer nañu respecté ñi nga xamante ni ñoom la jàkk bi teg accompagné de comité bi nga xamante ni moom la fi dëkk bi teg comme ça ñu mën a réussir mission bi nga xamante ni mooy tax ñu mën a julli ci julli bu mucc ay donc mbokk yi yaakaar naa ne day ñu woon ak le président Sidiki Fall bi nga xam ne moo jiite pôle communication et sensibilisation du comité local de lutte contre le Covid-19 bu commune de Cambérène ñu ngi leen joxal di daje ci fan yi incha allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Limamullah La ilaha illallah Ya Jalilu Ya Kamalu La ilaha illallah Muhammadur Limamullah Sayyidina Limamullah Anta Sayyidi Alamina Sayyidina Limamullah Anta Sayyidi Mursalin Sayyidina Limamullah Royukayu Ahlullah Sayyidina Limamullah Rawukayu Ahlullah Bas batim ña gaayu gëm ña ñëppatin gis jëmam ja sikkuwul ni moom la Isa mi doonay Maam Limaamu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Limaamu la ajana ngi xaar di sañse gayi wolu Maam Limaamu safara ngi xaar di fuuru gayi weddi Maam Limaamu ajana ngi xaar di sañse zakirina zakirati ñoo sa xoobaat bi wër na la ilaha illallah Abdallah Habibullah doomi Seydi Roolaay ku ko gëm nga bàyyi laay mooy jëmal Maam Limaamu Abdallah Habibullah doomi Seydi Roolaay ku ko gëm nga bàyyi laay mooy jëmal Maam Limaamu Roolaay ñëw na seede woto njin attalay am dem ñëwaat tas jëmam ja ngir dëggal Maam Limaamu bas bu tim na gaayu gëm ña ñëppatin gis jëmam ja sikkuwul ni moom la Isa mi doonay Maam Limaamu kon yéen Cambérène am ngeen bidaayam diine yéen ñi ñu naa sigil Isa file sant leen yéen waa Cambérène am ngeen bidaayam diine yéen la ñu naan sigil Isa file